te kenn santu leen ko. Très bien mi ngi noonu kon nag dafa nduroo ak mbirum politique politicienne. La loi du régime au pouvoir est toujours la meilleure. C'est ce que tantôt certains diraient. Mi ngi noonu BSN bu ñu ko ndar keppee foofule ci ab fàttaliku rek dafay tax ñu gën a ñaax suñu bopp gën a xam lu ñuy def. ñu dugg ci éducation sont justement attardés à l'actualité. On fait place à l'éducation en compagnie de Germaine et de ki nga xamante ni moom moo di madame Fatoumata Ngom. Voilà, on parlera de l'indiscipline dans l'espace scolaire, responsabilité des parents. À vous l'antenne. Tout à fait, Asma, comme ni nga ko annoncé ci intitulé bi indiscipline dans l'espace scolaire la ñu fas yéene waxtaane tey waaye rôle lu parents yi nga xamante ne ñoom ñoo yóbbu seen doom yi école ndax bu ñu sukkandikuwee ci li jot a xew ci fin d'année scolaire bi nekkuñu fii tey pour def quoi que ce soit comme diagnostic ndax jot nañ ci waxtaan plusieurs fois tey jii nii suñu laaj bu njëkk ñu la koy laaj yow madame Ngom mooy ban rôle parents yi la ñu war a am ci li nga xamante ne moom mooy discipline bi seen doom war a am ci milieu scolaire. jërëjëf Germaine ñu ngi lay nuyuwaat di la wax rek ne bala ñuy tàmbali dañuy massaw comme ni que le président de l'UNAPES Cheikh Abdoulaye Fane defee woon mooy baalu ak jàngalekat yi ndax lu mën a xew ñun ñoo jur doom yi kon dañuy endosser responsabilité di jéggalu rek di am yaakaar ne événement bu mel noonu dootul amati fépp rek fii ci territoire Sénégal bi bon ban responsabilité le parent bi am ci yaru xale bi parce que ñun yar la ñuy wax mooy xam nga waajur bi yaru xale bi daam mu ngi tàmbalee ci kër ga jàngalekat bi ci boppam doom la moom it ci kër ga la jóge kon dafay nekk la nga xamante ne ni ñoom ñaar ñi nga xam ne mooy élève bi ak ñu koy wax ndongoom bi ak ki koy jàngal boo xoolee jamono bi ñaari acteurs yooyu dañoo jamonante waaw dañu jamonante te loolu ngay gis muy yaradiku mu nekk ci biir école bi yaradiku boobu moo ne ci biir kër yi yaradiku boobu moo ne ci mbedd mi waaye yaradiku boobu moom ngay gis ci espace bi fii ci Sénégal si fu ne nag ak secteur boo mën a dugg kon li ñuy war ñun en tant que waajur mooy ñu dellu ci njàngale maam foog ñu dellu ci njàngale maam parce que njàngale maam bi buñ ci delloowee nàmpatal ci suñuy doom ba ñu xam ñoom ñooy kan suñu paree ñu soog leen a jël nag yóbbu leen ci l'école ba bu ko defee foofu apaisement dina am lu tax parce que nit ki nekk foofu noonu nekk na nit ku ñu préparé nekk na nit ku pare waaye nekk na nit koo xam ne aussi waajal nañ ko pour mu joxe walla mu jël xam-xam bi mu fay joxe foofu. Tout à fait madame Ngom kon tey bu ñu la dégluwee ci say analyse kon mun nañu séconder pàcc yi nga xamante ne moom moo wërngal éducation ci ñaar ba sax ñett ci man sama xalaat maanaam foyer familial bi nga xamante ne mooy biir kër bi ak fi nga xamante ne moom mooy deuxième foyer d'éducation muy école waaye itam du ñu fàtte dernier foyer bi nga xamante ne moom mooy mbedd bi ça reste quand même benn foyer d'éducation kon maanaam tey jii nii base bi moo war a nekk ci biir kër yi kon ba tey implication wu parents yi comme ni nga ko waxee tey jii nii il faut que ñu delloo ci jamonoy maam ngir mun a am li nga xamante ne moom mooy yaru démb boobu nekkoon fii léegi ban rôle la acteurs yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci biir éducation su ma waxee acteur boole naa ci élèves yi administration yéen enseignants yi waaye itam ñi nga xamante ne ñoo nekk ci kaw ministère de l'éducation ban rôle la ñu war a jouer ci li nga xamante ne moom mooy discipline wala indiscipline sax ci espace scolaire. Bon premier rôle bi nga xam ne ñëpp moom la ñu bokk mooy apaisement waaw fexe ba njàng mi wala espace scolaire bi am dal mooy premier rôle boo xam ne acteur bu ne yow da nga war a liggéey ci loolu. léegi autorité bi nga xamante ne ni moom mooy njiitum réew mi sax parce que mu ñun moom la ñuy wax parce que moom mooy ki nga xam ne mooy tracé. moom mooy tracé li mu politique éducative bi jaarale ko ci ministère bi mu jaarale ko ci IA yi mu mën a egsi ba ci base bi moom ci boppam moo war a teg
ay canevas yoo xamante ne nii ñun dinañ ci mën a sukkandiku pour que yar gi ci biir école bi kenn ku nekk boo déggee yoon rek ñu daal de yoon dal ci sa kaw muy benn ki nga xam ne mooy waajuru ndongo bi moom war na waajal doomam depuis kër gi xamal ka ne que fa nga jëm nekkul foo xamante ne ni combat lañ la fa war waxuñu la foo xam ne doole la waaye yow mi nga xam ne yaay sama doom de na nga jàpp ne ka lay jox xam-xam muy jàngalekat bi na nga ko xoolee bu dee góor bëtu baay bi nga bàyyi ci kër gi waaye bu dee jigéen nit na nga ko xoolee bëtu man mii di sa yaay nga xam ne doo tontu wante ak man am nga yërmande ci man waaye it am nga cofeel parce que jàngalekat dañ koy bëgg d'abord ba pare soog a déglu lim lay jàngal mu soog daal di lay intéressé kooku mooy élève bi bu ko defee xale boo xam ne waajale nañ ko depuis kër gi dafay daal di ñëw ci école bi daal di nag changé daal di jël lakkant waajuram wax daal di koy tàmbalee doxale léegi yow mi nga xam ne yaay acteur bi ci nekk ci biir école parce que acteur bi ci biir yii ci biir école bi nekk na jàngalekat bi moo xam professeur la wala ci jàngale mu ndaw mi ñu koy wax enseignant yi ba ci préscolaire bi ñoom tamit ci njàngale mi lañ bokk alors ñooñu tamit nañuy muñal xale yi dañ leen di muñal gis nga xale yi boo leen xoolee bëtu doom bi nga bàyyi ci kër ga rek daa leen muñal parce que léeg-léeg sa doom ci biir kër gi def la loo xam ne rek nga da ngay gis sa xol day génne mais da nga koy muñal da nga koy suturaal waaye da nga koy yërëm kon jàngalekat yi ñun foofu lañ leen di woowee ñi nga xam ne ñooy administration scolaire ñoom it nañu am yërmande ci xale yi ginnaaw bi ko jàngalekat bi nga xam ne moo nekk xale bi defee waaye ñoom tamit nañu dekkal li ñuy tuddee les conseils de discipline waaw nañu dekkal conseil de discipline yi ñoom xam nañ li may lu ñu ma déggee dinañ xam li may wax conseil de discipline yooyu foofu la lépp di xewee ndax mën nañu concevoir ñun en tant que waajuru ndongo ngay def conseil de discipline ci biir école te waajur yi amuñu ku leen fa représenté ndax waajur bi moo war a nekk avocat wu doomam alors conseil de discipline yooyu gannaaw bañ ko dekkalee ba pare nañu jël acteurs yi mu intéressé ñu dugal leen ci waaye bu ñu fàttee yaayu ndongo wala baayu ndongo bi ñu dugal ko ci biir bu ko defee ñu daal di waxtaan ndax bu ñu waxtaanee dañuy jubboo ndax waaye conseil de discipline boobu it dafa am xale yu fa war a ne pour représenter seeni moroom ndax ñoom it bu ñu fa jógee ñoom ñooy nekk ay relais diggante administration bi ak élève bi waajuru ndongo yi tamit ma ci ñëw ñoom tamit nañu gën a farlu ci seeni doom te di dem ci école yi bu jël sa doom rek nga yóbbu ko ci école ba pare tëdd sa kër déedéet del jaar del saafonte del waxtaan na xale bi di yëg ne man ka saay bu ma xëy di dem maa ngi dem waaye am na ku nekk sama ginnaaw muy sama waajur loolu dafay baax ci xale. tout à fait léegi sans pour autant ñu polémiquer ci bu baax tey jii nii yenn comportement yi bu ñu sukkandikuwee ci agissement wu yenn enseignant wala professeurs yi ci seen wàllum grève ak yu ni mel mënul peut-être pousser ñi nga xamante ne ñoom ñooy ndongo yi à ce que ñoom tamit ñu naan dañuy ñu déroger ci yenn règles yi wala ñu leen di pousser ci yenn indiscipline yi peut-être. waaw defe naa foofu nag jàngalekat bi nga interpellé xam nga wàllum grève moom kooku moom droit la moom. waaw xëy na abusé si moo dul yoon waaye nag yoon la parce que jàngalekat bi it li muy laaj ak xam la ak yelleefam moo tax autorité bi moo war a déglu jàngalekat bi bu ñu xaar gis nga loolu apaisement bi da ciy baax pour école bi di ñëw bu ñu xaar ba école ubbi ñuy commencé di négocier nañuy négocier si jamonoy vacances waxtaan li ñuy waxtaan tënk lu ñuy tënk te ginnaaw bu ñu tënkee ba pare nag ñu doxal parce que loolu mooy indi problème bi ngay dégg amul benn revendication bu bees. lu ñu revendiquer rek il y a quelques années de cela waxoon nañ ko ñu diggoon leen ko te defuñu ko kon nag ñun en tant que waajur foofu la ñu oowee autorité bi pour mu dimbalu li laay war a suul dañ leen koy ñaan. pour ñu satisfaire jàngalekat bi pour mu mën a jàngale mais nag du yoon it yow élève nga ne si lii jàngalekat bi def muy grève dafa war a tax man ma réew. dama ne warul tax kenn réew. déedéet ndax nag jàngalekat yi dinañu grève naam mais ñu ci bëri dañuy def ay cours de rattrapage et autres. léegi ñu ngi jub si
entrée des classes fi mu ne nii fii ak quelques fan ndax yow sa xel dal na ci li nga xamante ne moom mooy li ñu jot a mettre en place wala li ñuy nar a waajal ci wàllum école yi ngir mën a jàll ci année scolaire bu mucc ay bi nga xamante ne incident yi jotoon a xew ci 2020-2021 ñu bañ ko gisaat ci année scolaire 2021-2022. bon suñu xel dal na dalul si boobu laay jëkkee dalul dans la mesure où ku ne xam na ne jàngalekat yi ñoom def nañ seen ultimatum parce que am na lu leen naqari kon ñun en tant que waajur suñu xel dalul mais nag suñu xel dal na lu tax muy dal bu dee si su suñuy doom foofu rek la ñuy sukkandiku am nañu yaakaar incha allah UNAPES ak ay njoñam fas nañu yéene te ñu ngi ciy waxtaan bu ñu ubbee ñu def ay assises dem ci école yi parents d'élèves présent parent d'élève bu nekk nga dem ci sa école nga waxtaan ak sa chef d'établissement wala sa directeur d'école ñu waxtaan ak corps enseignant bi toog ak élèves yi ñu waxtaan pour jàmm mën a dellusi mais aussi pour xale yi xam ne tamit fi ñu toll nii képp ku fi jalgateeti yoon dina dal ci sa kaw. Baye Assane dans le cadre de parents d'élèves bi nga doon nan nga ci mën a indi comme xalaat ci li madame Ngom était tey ci wàllum indiscipline ci milieu scolaire. Elle a tout dit dara du ci dañ te luñ ci mën a yokk du bare lu dul nekk système scolaire bi nekk fii au Sénégal nguur yi ko jiite ñoo ko yàq dégg naa wax bi. Est-ce que nguur gi la Baye Assane à un moment donné parce que on peut parler de l'État tout repose sur l'épaule de l'État mais à un moment donné est-ce que c'est même li mu fi wax madame Ngom mooy la relation humaine ki nga xamante ni mooy jàngalekat gi bàyyi nga doom ci biir kër gi bi ngay ñëw kon ki ngay jàngaleel waroo ko dóor nii juróo ko wala nag bàyyi ma tey ji waajur nga xamante ni mi ngi ci biir këram war a yebal doomam école ñu ñëpp a koy def léegi da ngay toog léegi sa kër dootoo demati nga école sa doom wala ci at bi ñaari yoon nga fay dem wala ñetti yoon wala réunion des parents des élèves bu amee ci lañ lay gis alors que duñu ñëw ils envoient ils délèguent ils viennent pas imaginez établissement buy def 2000 élèves nga oote réunion parents d'élèves tu n'as même pas 40 justement donc à un moment donné est-ce que c'est l'État on est dans un cercle boo xam ni affaire bi il faut pas le voir comme ça il faut le voir au-delà c'est macro et c'est ça Sénégal madame Touré oui Mila abadan ila à tue-tête les yeux fermés bandés tout ce que vous voulez même le couteau ci kaw gorge bi on vous dira au Sénégal yéen nguur yéen a xulli nii di jàkkaarloo ñun yéen a yàq Sénégal de 60 à maintenant yéen ñi jiite Sénégal yéen a ko tasaat nguur bi ne fii nag moom bu mujj bi ñëw nag moom doggale. très bien voilà. Très bien kon tey ji am na ci démb ak barki démb ci nguur yi fi jot a jaar l'établissement ou la scolarisation était quand même supportable et puis peut-être à améliorer naam nag bu fekkee ni dañoo ñëw mbas mi daa ñëw tamit nag cataleen dugg mbas mi mooy la trouvaille mooy le prétexte c'est bien c'est super ce que tu fais surtout au milieu de l'indiscipline voilà l'indiscipline c'est comportemental c'est comportemental aussi l'indiscipline en milieu scolaire man damay wax ne c'est une responsabilité qui est partagée kooku kenn mënu ko dindi kenn ku nekk am nga ci wàll nguur gi am na ci wàll parents yi am nañ ci wàll élèves bi am na ci wàll jàngalekat bi am na ci wàll xam nga lan mooy problème bi na ku nekk xam lan mooy sa wàll si cër si naru yi nga teggi ko dem defar ko ba mu baax te ñu dajewaat si penc bi. justement nañ dellu ci suñu yëfi bopp Baye Assane xam naa rubrique bi dañ ko war a ndar keppe foofu mais dinañ maa cuxu nag tekk la ma defoon dama koy jël seconde tekk la ma defoon et dama laal xam nga fa mu nekk ni je donne un exemple basique vraiment élémentaire en 2014 2012 ñaari at la nguur ba bees 2012 ñëw fekk enseignants yi mel ne Abdoulaye Wade ba fat Macky Sall ñëw enseignants yi kenn laaju leen ñu ne gars yi nañ waxtaan suñu biir ngi nguur bu bees la vraiment nañ leen bàyyi nag ñu installé wu vraiment parce que nangam enseignants yi mu ñaari at 2014 ngeen waxtaan ak ñoom signé defu leen ba 2018 ngeen ñëwaat waxtaanaat signé defoo leen ba 2021
ka wax responsabilité partagée aw da nga doy waar. justement Baye Assane wax na fii évoqué na lu am solo mooy que retour à la source. démb barki démb metti woon na te taxul mu ñaaw li muy ñaaw moom la ñuy waxtaanee. gune yi nga xamante dañuy poñe seen professeur di leen xoj def leen morom naan dañ leen di kar di leen dóor loolu kenn du ko fi cautionné. déjà ça c'est la responsabilité des élèves. amul exception de Baye Assane xanaa da ngaa gëj a dem ci école publique yi. amul exception de. c'est des réalités que nous vivons hein. nit jam na nit ndax juróomi dërëm réalité la. c'est comportemental. vous rappelez même la dernière fois ba ñu invité fii professeur Sanoussi Ba moom mu ñu doon limal li nga xamante ne moo jotoon ci wàllum école yu bëri professeur Sanoussi Ba doon nañu limal ay faits yi nga xamante ne ay ndaw ñoo ko defoon et loolu ñu ñaawlu woon ko bu baax nekkul woon sax objet wu visite am jour boobu. mais jot na si élaborer indi si liste bi nga xamante ne partout dans le Sénégal ay ñaawteef la élèves yi def envers seen professeur. te loolu et au-delà des élèves il y a aujourd'hui les parents qui démissionnent. Baye Assane kañ nga gisati mu toog 18h 17h jot après cours de classe mais Baye Assane gis nga sa diggante ak sa doom yoonu nguur néew ci boo yomal xiyaam jotee bu ñu fàtte yàlla. du dëgg yow yaa nangu jur de nguur gi néew na kay jur yaa nangu jur. nguur gi waxu la kay jur xam kañ nga gis waajur te oowoo bu toogee këram ba école tëj ba ñu dàq doomam mu soog a jóg. ah justement ça c'est une responsabilité partagée. waaw foofu man damay delluwaat tuuti ci ginnaaw parce que dafa am loo xamante ne nii li ñuy wax fuite de responsabilité daf si am. voilà et partagé. benn si parents yi benn si autorités yi. voilà. gis nga des fois nga xool sa rétroviseur di xool démb da ciy baax. mu sànq grand Assane am na lu mu wax léegi mu ngi wax li fi passé. li passé na kenn mënu si dellu si waat. dëgg la. man ce que li xale yi manqué tey xale yi kenn amatu si repère. kenn amatu si repère man sama xeex dafa nekk ko si xale yi ak santé j'ai fait dama def benn gëstu boo xam ne si xale yi. li ñu mën a dimbali xam nga mooy lan les médias am na message yoo xamante ni defuñu ko parce que ku mel ni tey Sen TV war na mën a toog yore ay image u Sëñ Abdou Lahad Mbacké mu teg ko xool ni xale yi war a mel ni comme xale yi war a comporté woo bu ko defee xale yi di ko xool. très bien. bi si des mooy les parents d'élèves Asma yow war nga mën a toog ak sa doom nga ne ko sa maam diw nii la meloon. nii la daan def si dëkk bi waaw. nii la doon def dañu naan old fashion su ko defee. waaw boo wax kii mère yow old fashion nga. yow tali Louboutin couloir Louboutin am na fii ci école yi Louboutin ku la dàq sol lu cher. su ko defee xale bi buy génnee si mbedd bi. bu waree def dara na sama maam diw daawul def lii. très bien kon dinaa jéem a retourne à la source madame Ngom waxoon na ko mu ne dafa jot ñu delluwaat ca la ñu moom te yaakaar naa ni Baye Assane loolu. qu'est-ce qu'il faut faire pour dellu si ñu moom retourner tout simplement par un désir de vouloir. par un désir de vouloir. le comment fan la. mooy gis nga déjà xale bi ci biir kër gi. bàjjan da daan yar. ndijaay da daan yar. dëkkandoo bi day yar. tey kan moo ñeme yar sa doomu jàmmañ. kenn ñeme ñoo ko doore sama doom ma yóbbu la police. te bu yàggee xale yi boo leen doore dañu lay yóbbu police. léegi nar a xew buñ ko seetaan du suñu yëf. kër yi ko tal kër yi nga xam ni tal nañu ko. loolu ngay wax noonu. très bien ñu ngi kaa def ba tey.